Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai werdi alam nelen werwele. Iwai werdi alam. Amis internautes du centre de santé Annette Mbaye Derneville bu Ouakam ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission bi nga xam ne mooy rubrique santé bien-être dalal ki nga xam ne rek mooy docteur Oumar Diop nekk médecin fii ci centre de santé bi. Tey mu ñuy waxtaanal rek li nga xam ne mooy diabète docteur Diop nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay Sidia di am kontante lool ci partager waat ak yéen beneen émission pour wax ci wàllu wér-gu-yaram nga xamante ne moo soxal askan wi. jërëjëf docteur Oumar Diop tey ñuy waxtaanee rek li nga xam ne mooy diabète mu nekk feebar bu nga xam ne lëmbe na àddina duñu wax Sénégal mais àddina bi yëpp en général docteur Diop tey bu ñu la bëggoon laaj rek moo lan mooy diabète loolu ñuy tontu ci loolu. waaw diabète dama koy tënk rek. am na entité yu bëri yu ci nekk mais dama koy tënk rek pour ñu mën ko dégg diabète feebaru sukkër la feebaru sukkër su ëpp ci yaram gannaaw sukkër bu ëpp boobu ci diir tamit bu yàgg foofu nga déggee ci ne am na ñoo xamante ne seen sukkër mën na yéeg mais benn situation bu aigu moo leen jox sukkër bu yéeg boobu du ñu jàpp ne dañu am diabète dañ ko war a topp di ko saytu xool ko tamit à travers le temps bu dee sukkër bu ëpp boobu mu ngi traîner seen yaram ci diir bu gudd ñu jàpp ne ñooñu kat dañoo am diabète donc diabète suukar su ëpp la ci yaram ci diir bu yàgg bu gudd loolu la ñuy wax diabète ci biir. jërëjëf docteur Oumar Diop bu dee diabète suukar su ëpp la ci yaram donc lan moo koy andi. waaw suukar soosu xam nga borom bi lépp la wàcc. dafa am benn cër bu ñuy wax pancréas mu ngi nekk ci booru mbàq yi mu ngi nekk ci booru mbàq yi ci biir bi lépp lu nit lekk rek sa suukar xaw a yéeg tuuti pancréas boobu moom mooy defar benn ndox bu ñuy wax insuline ndox boobu ferñeent boobu mooy agir ci suukar si ba mën ko delloowaat mu daal di normal léegi kii amee diabète moom ñaari mbir ñoo ci nekk soit pancréas wam boobu da dul defar ferñeent boobu ñuy wax insuline wala mu doon pancréas boo xamante ne dana defar insuline waaye kat insuline boobu dafa xaw a nasax nu mu war a fonctionner wul noonu bu njëkk bi ma wax ñu ngi koy gën a gis ci xale yi nga xamante ne dañuy teel a feeñal diabète deuxième bi ma wax mooy bi nga xamante ne souvent pancréas bi dina defar insuline mais insuline bi dafay xaw a nasax boobu ñu ngi koy gis ci ñi nga xamante ne dañuy dem ba am ay 40 ans jëm kaw ñu daal di koy feeñal te ñooñu sax mën nañ dem ba toll foo xamante ne seen pancréas boobu dootul defarati insuline donc dañuy mel ni xale bi nga xam ne dafa ñëwaale ak diabète loolu moom moo ko waral. jërëjëf docteur Oumar Diop ami internaute du centre de santé Annette Mbaye Derneville bu Ouakam ñu ngi ba tey rek seen émission bi nga xam ne mooy rubrique santé bien-être dalal ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop mu ñuy waxtaanal ci li nga xam ne mooy feebar bii di diabète docteur Diop lu tax diabète bari Sénégal. diabète du ma ne Sénégal sax. waaye diabète dafa nekk un problème de santé publique c'est un fléau mondial. dëkk boo dem amul diabète amagul dëkk yëpp la diabète laal boo gisee 2017 420 millions de diabétiques lañ compté woon ci àdduna bi ñu ngi ci 2020 diggante 2017 ba 2019 rien qu'à l'espace de 2 ans diabète bi yokk na lu tolloog 40 millions de diabétiques tegu na ci donc ñu ngi jóge ci 420 millions de diabétiques dem ci 460 millions de diabétiques en 2019. jërëjëf docteur Oumar Diop beneen question bi ma la bëgg a laaj rek mooy ñaata façon diabète moo am parce que des fois dañuy dégg diabète type 1 di dégg diabète type 2 ban différence moo am ci ñaari diabète yooyu. gën na yaatu loolu sax
buñ ne diabète OMS dafa définir presque ci tënk rek ñeenti xeetu diabète bu njëkk bi moom la ñuy wax diabète de type 1 loolu souvent ñu ngi koy gis ci xale bi nga xamante ne xëy na amagul sa juróomi at di feeñal diabète te boo xoolee ci waajur yi sax amaana kenn amu fa diabète donc kooku dafa juddu ak diabètam yaramam ci boppam mooy defar ay agent yoo xam ne ñooy dem di yàq pancréas boobu war a defar insuline donc kooku day teel a feeñal diabète parce que dafa am benn désordre ci yaramam désordre boobu mooy tax dès que mu doon xale rek 5 ans 8 ans ñu gis ay signes diabète ci moom beneen type bi nga xamante ne mën naa ko ci yokk mooy li ñuy oowee diabète gestationnel diabète gestationnel ci femme enceinte lañ koy gën a gis maanaam jigéen bi nga xamante ne jël na ëmb dem ba ci biir ëmb bi daa di amee diabète mais kooku en général da ngay gis su demee ba diabète bi ba mu wasin diabète bi dafay dem yoonam donc diabète xeetu diabète yooyu ci biir grossesse rek lay feeñ du ñëpp nag mais am na ci ay jigéen ñoo xam ne da ngay gis dañuy dem ba ci biir ëmb bi ñu feeñal diabète donc bu ñu demee ba wasin tamit diabète boobu day disparaître boobu sax taxul ñuy ci wax noonu am na beneen boo xamante ne beneen troisième type boo xamante ne moom la ñuy wax diabète secondaire maanaam diabète bu juddoo ci yeneen feebar maanaam am naa tel feebar boobu jox ma diabète mais en général tamit diabète boobu bu ñu fajee feebar bi nga xamante ne moo ko indi diabète bi day disparaître dem yoonam day wér donc am na xeetu diabète yoo xam ne dañuy wér mais bi ma la njëkk a citeel muy diabète bi nga xam ne xale bi daf ko judduwaale ak bi ma siy teg nii mooy bu mujj bi 4e type bi ñu koy oowee diabète de type 2 te moo gën a bëri ci àdduna bi presque 90% ñi amee diabète ci type boobu lañ bokk muy diabète de type 2 ñooñu en général bu ñu xoolee c'est des facteurs environnementaux maanaam seen xeetu dundin mooy tax mooy yombal diabète ci ñoom ñeenti xeet yooyu daal liñ ci mën a wax ci tënk ñaari diabète la yoo xam ne à vie la du wér yeneen ñaari wax naa ne la bu situation bi nga indi demee moom day ànd ak moom wér dem yoonam te bu fekkente ne femme enceinte bi am diabète sax kooku dafa war di seet souvent boppam même bu diabète bi wéree parce que souvent dañuy gis dañuy jur doom bi day am poids bu ëpp ñu koy oowee macrosomie donc yooyu yëpp ay signe la donc kooku tamit ku ñu war a topp la yooyu laa mën a tënk ci xeetu diabète rek gën na yaatu lool mais pour ñu mën a comprendre mën nañ jàpp ne yooyu façon diabète yu am. jërëjëf docteur Omar Diop leeral yi am na solo docteur Diop ku am diabète nan lay xamee ne am na diabète maanaam diabète nan lay manifesté woo ci nit ki. waaw diabète bëri na ay signes bu fekkente ne xale bi nga xamante ne dafa teel a feeñal diabète kooku signes yi ñuy njëkk a gis ci moom mooy di tuur ndox lu bëri. da ngay gis xale bi dafay tuur ndox lu bëri sax bëgg mën na sax di ñu baal ma ci kàddu bi di sawlal nga gis ñu koy dóor ne kii bon dafa farluwul ci lu muy def fekk diabète moo nekk ci moom kooku dañ ko war a saytu xool am na nag yeneen feebar yoo xam ne mën na joxe tuur ndox bu bëri mais tuur ndox bu bëri tamit fu ñu ko gis tamit war nañ saytu diabète loolu ci signe yi njëkk yi la bokk. beneen signe bi mooy xale bi dafay lekk lu bëri di naan lu bëri fu mu toll di mar mais malgré lu muy lekk malgré lu muy naan da ngay gis day gën di jeex rek parce que pourquoi c'est simple yaram bi dafa bëri suukar soosu su bëree te yaram bi mënul dem consommer sucre boobu pour am énergie day dem ci graisse gi donc xale bi lu mu am ci graisse yaramam graisse googu lay jël comp ci togg ko mu doon énergie mën a fonctionner loolu tax xale bi lu mu mënti lekk day jeex parce que suukar bi day accumuler mais malheureusement yaramam du mën a dem utiliser suukar boobu donc yaramam day obligé
jël si graisse bi xale bi dese comp si daal di koy togg def ko énergie pour xale bi mën a dund mën a fonctionner donc ñeenti signes yooyu la ñuy gën a gis ci ko amee diabète waaye am na xeetu diabète bu ma tuddoon sànq mooy bu mujj bi muy diabète de type 2 nga xam ne moo gën a bëri ñooñu amaana sax signes yooyu duñ ko teel a am amaana signes yooyu duñ ko teel a am da ngay gis ñuy def li ñuy oowee des hypoglycémies ci début bi bu ñu soog a am diabète maanaam am nañ 40 ans 50 ans 60 jékki-jékki commencé feeñal diabète da ngay gis au lieu que ça ñuy def complication yi nga xamante ne suukar bu ëpp moo koy joxe mais dañuy def complication bi ñuy wax hypoglycémie noonu lay teel a manifesté woo si ñoom ñun nag yooyu signes yooyu daf ñuy yee ñu dem am antisu rechercher lu ñuy wax diabète mais ki nga xamante ne diabète de type 2 la am comme ni ma ko waxee woon rek kooku signes yi ñu tudd si xale bi nga xam ne moom lay am mooy ñeenti signes yooyu lekk lu bëri saw lu bëri ak naan lu bëri mais malgré loolu yëpp xale bi day gën di jeex mën na bañ a feeñ ci ki nga xamante ne am na diabète de type 2 lu si ëpp sax bu demee ba ñu gis ne kii dafa commencé jeex kii dafa commencé tuur ndox lu bëri kii dafa commencé di mar di lekk lu bëri signes yooyu buñ ko gisee si ki nga xamante ne diabète de type 2 maanaam si mag lañ ko gis jàppal ne diabète bi commencé na am ay complications donc ñu def la part des choses signes yu njëkk yi mooy yi ma tudd 4 yu njëkk yi ci xale lay gën a feeñ mais ci mag bu demee ba feeñ ci mag nañ jàpp ne kooku lu si ëpp bokk yegg na ay stade complication bu boobaa nag médecin bi am na benn stratégie bu mu war a teg en place contrôler complication yooyu mën a dimbali nit ki pour mu am wér-gu-yaram. ba tey ñu ngi ci seen émission bi nga xam ne rek mooy rubrique santé bien-être dalal ki nga xam ne rek mooy docteur Oumar Diop muy waxtaan li nga xam ne rek mooy feebar bi di diabète docteur Diop diabète yan complication la mën a andi ci nit. waaw complication yi bëri na bu ci njëkk d'abord dañ koy xayma dañ koy diviser en 2 parties bu njëkk bi mooy complication aiguë yi nga xam ne diabète mën na ko indi complication aiguë yi bëri na c'est des coma diabétique nit ki mën na jékki-jékki rek xëm dugg dans le coma ñu dem gis ne suukar bi moom moo yéeg kooku tamit am na benn conduite à tenir bu médecin yi war a teg pour mën ko dimbali yàlla may ko jàmm. beneen bi mooy complication yi nga xamante ne c'est chronique du ñëw rek feeñ noonu mais c'est avec le temps plus ngay dem ay années peut-être 20 ans 30 ans complication yi feeñ complication yu bëri na bi ci njëkk cécité xaj na si maanaam gumb parce que suukar si day lépp luy sidit fu deret bi di jaar ak yooyu mën na ko attaquer nga am lu ñuy wax rétinopathie diabétique mën nga dem ba benn instant am problème mu nerf di nga gis nit parfois muy dox jékki-jékki dàllam rocceeku sax te du ko yëg di doxee tànku neen sax te du ko yëg kooku xam nga tànk yi amatul sensibilité bi ca war bu boobaa war na xoolaat boppam dem ñu seet xam xool ndax du diabète complication boobu mu ngi tudd neuropathie diabétique maanaam diabète bi day dem di attaquer nerf yi ba nga xam ne du yéeg du amati yéeg-yéeg surtout si suuf tànk yi foofu lay commencer mën na am tamit complication bi ñuy wax néphropathie diabétique maanaam day attaquer rein yi commencer indi jafe-jafe roño yi bu ko defee buñ si teelul jóg mën nga dem sa ba tollu stade bi ñuy wax insuffisance rénale mën na tamit indi cardiaque parce que xol ay sidit la ñoo ko wër donc fi nga xamante ne deret bi fa lay jaar ba yegsi si xol bi yëpp suukar bi mën na fa nekk attaqué ko indil nit ki problème mu cardiaque ngi dafa large c'est pas l'objectif émission bi beneen bi mooy nuñ koy woowatee sax mooy les AVC gis ngeen AVC yi bëri na lool tension waxoon nañ ko suñ émission yi le passé dafay bokk na si li ko gën a mën a joxe waaye diabète aussi ci la bokk donc yooyu ay complications yi yoo xam ne nit ki du amee diabète teelu ci jóg mën na ko indil loraange ba ci sax dem ba wàllu dagg tànk xàcc parce que am na diabétique yu bëri yoo xam ne seen tànk deret bi nu mu fay dawee demeetul noonu donc buñ farluwul rek di dem di gis seen médecin yi souvent
ñu leen di dépister di xool di guetter complication yooyu mën na dem ba yóbbee nit ki amputation. jërëjëf docteur Oumar Diop am na solo leeral yooyu rek am na solo macha allah ñu bëggoon xam rek ndax jabet day ànd ak yeneen i feebar parce que ku am jabet wax dëgg yàlla dañ koy gis que ne man si ñi ma gis daal ñi ma mës a gis souvent dañuy jàmbat ay tension ak yeneen feebar yu ni mel. ñu bëggoon xam ndax jabet moo waral loolu wala jabet day ànd ak yeneen i feebar. tout à fait jabet dafa bokk ci benn groupe feebar. groupe bi ñu ngi koy woowee syndrome métabolique feebar yu mu rassemblé dafa bëri mais mën nañ ci lim diabète mën ci lim hypertension artérielle mën ci lim wàllu cholestérol mën ci lim tamit poids bu ëpp maanaam ku amee yaram am yaram boobu sax gis nga sénégalais culture bu mu am ci poids jigéen dafay sëy sax dem ci kër bu jëlul poids yenn jël poids yi sax ñu ne nga yow sa sëy neexul ah donc pour ñoom jël poids critère de santé la ñu bëri loolu la ñu jàpp te fekk jël poids boo demee ci médecin yi ñi xam bu baax bu nga toog ak ñoom dañu lay expliquer complication yu mu mën a indi yëpp donc diabète non seulement day ànd ak tension parfois non seulement mën na ànd ak cholestérol mën na ànd ak tamit poids groupe feebar boobu ak yeneen mais yooyu lañ ciy gën a retrouver souvent dañuy nekk ensemble rarement ngay gis diabétique boo xam ne amul tension am na sax mais bëri na ci diabétique yoo xam ne dañuy ànd ak tension bëri na ci ñu amee tension tamit buñ demee ba yenn stade yi yegg yenn stade yi ñu daal di amee diabète parce que lépp li ko lal rek mooy syndrome métabolique dañu bokk ay physiopathologie moo tax ci loolu ngay gis diabète souvent muy ànd ak yeneen feebar yu mel ni moom. jërëjëf docteur Oumar Diop ami internet du centre de santé Hann Mbaye Derneville bu Wakaam ñu ngi ba tey seen émission bi nga xam ne mooy rubrique santé bien-être dalal ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop nekk médecin fii ci centre bi du ñu waxtaanal rek feebar bi nga xam ne mooy diabète docteur Diop temps yii passé gisoon nañ ci journée mondiale du diabète centre de santé Hann Mbaye Derneville organisé woon benn dépistage tey dépistage yooyu ñuy organiser centre de santé yi te des fois dañuy gis population yi dañ koy xaw a ñàkkal fayda. tey loo leen di wax ci genre bés yooyu bu ñu ko organisé. waaw xam nga sànq nee naa la. diabète bii gën a bëri 90% ñi amee diabète boobu la ñu am muy diabète de type 2 nee naa la fu ñu demee rek ba gis ne am na ay complications c'est-à-dire graaw na fu ñu demee ba gis ne nit ki mu ngi commencé di am ay signes rek c'est-à-dire dugg na ci ay stade de complication c'est-à-dire ay année ngay toog doo yëg ne sa yaram diabétique nga seul moyen bi nga xamante ne moo mën a tax nga xam ne diabète nga à temps xam ko dans les délais impartis mooy dépistage nag bëri na façon bu ñu koy defee mais pour yombalal rek askan bi xam mooy dem xool sa suukar rek mais bëri na ay examen yu ñu mën a def pour saytu ko boo demee nag xool sa suukar bi ci gën a yomb sax waxuma sax ci centre de santé bi mais bi la gën a jege nga am sa appareil bopp di xoolal sa suukar wala nga dem pharmacie bi la gën a jege mu xoolal la suukar boo demee mu xool gis ne baax na ñu ne ça va bu gisee ne yéeg mooy ëpp na 1,26 bu ëppee 1,26 bu boobaa dina ne sa suukar normal dina la yebal ci poste de santé bu gën a jege wala centre de santé wala hôpital boo demee médecin yi tamit duñ tëb rek ne la da nga diabète dinañ ko saytu defaatal la beneen glycémie à jeun ak yeneen yu muy àndal saytu ko ba mu leer na ne lii diabète la ñu daal di lay prendre en charge très tôt am na études yu wane que ne malade yii di nga xamante ne am nañ diabète te teel ko xam ci début bi ñooñu ñooy gën a gudd fan ñi nga xamante dañ dem ba yegg ay stade de complication door a xam ne ñoom dañu amee diabète te nee naa la diabète de type 2 bi du manifesté wu bu baax da ngay toog ay année mu nekk sa yaram doo ko yëg foo ko yëgee rek c'est-à-dire dugg nga ci ay complications te boo jëlee ñetti diabétique ñaar ñi xamuñu ne amuñu diabète loolu la études yi wane
boo jëlee 3 diabétiques les 2 xamuñu sax ne ñoom amee nañ diabète comprendre donc d'où l'intérêt di def ay dépistage gis nga dépistage bi ñu fi organisé woon fan yële passé ci journée mondiale du diabète ça nous a permis ñu déceler ay diabétiques yu bëri diabétiques yooyu ñu leen di suivre am na ci ñoo xam ne ñëw nañ seen suukar yéeg ñu tiit ñëwaat ñu saytu ba xam ne lii du woon diabète ñu ne alhamdulilah bàyyi leen te tamit dafa am ñoo xam ne ñoo war a gën a mën a def dépistage ki nga xam ne da nga amee yaram am poids war nga au moins année bi chaque année ngay def au moins benn bilan xool sa yaram ndax amuloo diabète ki nga xamante ne dafa am ay parents yu amee diabète kooku tamit war na di farlu di saytu boppam di dem souvent hôpital di dépister di xool boppam ndax moom amul possibilité am diabète yooyu dafa nekk ay personnes yoo xamante ne ils sont à risque donc boo nee à risque nag da ngay teel a jóg ci dépistage nga xam ne bu fekkente ne dal na la médecin yi teel ci jóg ba nga xam ne doo dugg ci ay stade complication loolooy intérêt def dépistage diabète. jërëjëf docteur Oumar Diop wax dëgg yàlla leeral yi am na solo wax dëgg yàlla am na solo trop docteur Diop ñu ñëw ci régime diabétique ak sport waaye dañ koy def ñaari pàcc ci régime docteur Diop damay faral di dégg ñu naan ceebu diabétique am na. boisson diabétique am na suukar diabétique am na tey boo ñëwoon ci régime diabétique boobu loo ma ciy wax. régime diabétique nañ jàpp lenn pour être simple régime diabétique amul interdit kenn terew ci dara limitation la ñu wax lii bul ko lekk systématiquement loolu amul régime sax ñun médecins yi àdduna bi déggoo nañ ci ne du terme bu ñu war a utiliser alimentation équilibrée la ñuy wax léegi régime moo boobu ñu bëri dañ ko ragal nañu wax rek alimentation équilibrée te borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne alimentation bu diabétique mooy alimentation bu baax donc ki nga xamante ne amul diabète sax ni mu war a lekkee mu ngi ko war a xool ci ki nga xamante ne dafa amee diabète nu muy lekkee mu def ni moom donc ndax boobooy alimentation bi gën donc amul interdit lenn kese lañ ci tere muy sucre raffiné sucre bu mokk wala sucre bec sucre raffiné loolu moom diabétique warul sax di ci hasardé wu di ko utiliser am na fi ay sucre yu ñu fi teg muy sucre boo xamante ne diabétique bi moom la war a utiliser sucre boobu ñu koy wax sucre diabète di nga ci dégg lu nekk dañ ne la sucre bi dina fënaxal yàq dafay indi cancer wax bu ne dégg nga ci ba nit ñi sax dañ ko ragal a jël may wax ni nit koo xamante ne amuloo diabète sax nga jël suukar boobu moom moo gën waaye bi ci gën nag ci yëpp mooy nga bañ a sax def suukar bu dee mën nga lekk sans suukar moo gën parce que làmmiñ li nga ko tàmmal rek lay laaj gis nga diabétique am nañ fi ay diabétique yoo xamante ne ma wax la di respecté nañ seen alimentation ba nga xamante ne boo leen laajoon bu njëkk ba ñaata bekk suukar nga doon def ci ndekki dinañ ne la 6 7 bekk wala 9 sax am na ci ñoo xam ne dañ ne 9 bekk laa doon def nga xam ne loolu bëri na ñooñu dem nañ tey ñu topp leen di leen suivre ba nga xamante ne tey su ma jëloon benn kaasu ndekki sàcc sa def ci benn bekku suukar nëbb ko de te yëguñu ko jox ko ne ko am naanal bu koy naan ne lii dafa bëri suukar parce que yar na làmmiñam de sorte que làmmiñam bëggatul suukar donc tout est question d'éducation personnelle donc ni nga yaree sa bopp rek noonu loolu la sa yaram di laaj donc régime nañ jàpp ne lépp lu ñu mën a jël rek baax na mais nañ ko limiter ba pare di ko personnaliser boo demee ci sa docteur moom dina def lu ñuy wax enquête alimentaire xool d'abord lan ngay lekk li ngay lekk mu ne la ah lii de boo ci jëloon telle portion mooy gën lii de boo wàññi woon lii boo yokkoon lii moom mooy gën loolu la ñuy wax enquête alimentaire médecin bu la defalee loolu nag nga xam li nga war a lekk te tamit c'est au cas par cas maçon bi nga xamante ne mu ngi nekk ci naaj di yëkkee ay briques di def activité yu pénible yooyu noonu mënoo ko wax régime lekkal 6 kuddu ceeb mënul nekk mag mi nga xamante ne du def dara journée bi yëpp day toog rek du yëngu du def dara kooku xëy na ci kooku la ñuy gën a sax sévère
si wàllu alimentation kooku moo war a gën a mën a def sa attention. Donc pour vous dire rek régime bi c'est au cas par cas te moo régime sax bàyyi nañ ko alimentation équilibrée la ñuy wax. Pour jëm si ceebu mbay boobu ceebu importé boisson ak yooyu boisson yi am na si yoo xam ne amul suukar bëgguma tudd tur pour bañ a def publicité mais am na boisson yoo xam ne diabétique yi ñoom si boppam miin nañ ko xam nañ ne bii amul suukar mais c'est bien mentionné si boisson yooyu. Beneen bi mooy ceebu mbay ceebu importé yëpp am suukar ceeb yëpp am suukar bu ñu importé ak bu ñu mbay yëpp am suukar. Différence bi rek mooy ceebu mbay mi différence bi lenn la mooy ceebu mbay mi buñ ko bayee ren le plus souvent ren lañ koy consommer donc du am temps ñor yenn ñor yi te ceeb plus mu ñor plus suukar bi di yokk taux de sucre bi di si yokk donc ceeb yi ñuy importer effectivement am na suukar te moo ëpp suukar ceebu mbay mais parce que buñ le temps muy jóge si dëkku Europe yi ak dëkku asiatique yeeg yooyu dina def année wala 2 ans ñu transporter ko par bateau indi ko stocké ko si biir grossiste yi léegi le temps que nag nit ki jënd ko consommer ko dina def ay 2 années te ceeb bi plus mu toog plus day gën a ñor plus mu gën a ñor plus suukar si bëri loolu tax ceebu mbay am avantage mais nañ jàpp ne yëpp am na suukar li si baax rek mooy nañu équilibrer alimentation bi loolu la en résumé. Docteur Diop nga ñëwal ñu si sport. Sport c'est incontournable feebar yu bëri yu ñuy wax les maladies non transmissibles feebar pierre angulaire la si biir mënoo ko faj te doo def sport. Xam nga li gën a yombal diabète ñàkk def activité boobu si la bokk parce que ñun suñ génération tooñu mën nag génération 2000 yeeg yooyu noonu ñun suñ génération bu ñu nekkee xale dañ daan petit camp espace amoon na dañ daan petit camp di daw karaté fii tëb dal loolu activité physique la woon mais léegi xale yi jigéen ñi sax dañ daan tëb saut à la corde di tëb def saut à la corde élastique yooyu yëpp c'était des façons de faire de l'activité physique inconsciemment mais léegi xale yi léegi ñu ngi si kanamu dessin animé yi suba ba ngoon duñ yëngatu seen yaay di leen jox chips ñu ngi si PlayStation yi duñ def aucune activité physique moo tax nag yooyu daf koy favoriser. Beneen bi aussi mooy l'urbanisation da ngay gis dëkk yëpp même boo demee si dëkku taax yi sax dañuy commencer di construire mel ni ville la ñu nekk léegi boo construire comme en ville te defoo ay espace dédié au sport day tax nit ñi duñ sawar a yëngu parce que nit ñi amuñu fuñ sporté nit ñi aussi urbanisation boobu oto yi bëri na booy liggéey yaa ngi jël oto da ngay def benn distance boo xamante ne même pas 1 kilomètre nga ne xaaral ma jël oto ma jël sama oto booy liggéey ascenseur bi yaa ngi koy gete dina la jaral nga taxaw 5 minutes xaar mu egsi si yow nga jël ko te pourtant escalier yaa ngi fi mënoon nga jël escalier yi loolu ça te fera au moins quelques minutes de sport yooyu yëpp daal ñu siy bàyyi xel xam ne dëkkuwaay bi léegi boo deful attention tuuti doo mën a def sport te sport nee naa leen c'est une pierre angulaire dans la prise en charge de pas waxuma la diabète sax mais pas mal de pathologies non transmissibles donc ñu bàyyi si xel bu baax xam ne sport dafa am solo te sport boobu def ko dimanche samedi doyul la ñuy woowee les sportifs du dimanche loolu ñooñu defuñu sport lu ñu ay sportif sax sport da nga koy def de façon régulière di ko def peut-être 3 4 séances 5 séances par semaine wala tous les jours boo amee 30 minutes doy na boo mënee def 45 1 heure 2 heures de sport yaay set li la sa yaram antenne nga def loolu mais nañ jàpp ne sport du daw rek du football rek du basket rek du arts martiaux rek mais marche sport la donc nga génn rek dem di dox wala ngay dem sa bërëbu liggéeyukaay préféré dox yaa ngay sport te OMS lu mu wax mooy fexeel nga am 30 minutes de sport par jour rek boo ko defee dina la aar ci lu bëri daal. jërëjëf docteur Oumar Diop ma am ñaari sous question rek yu ma la bëgg a laaj yoo xam ne benn bi dama ko mës a dégg mu jaaxal ma mooy dafa am benn médecin bu mësoon dégg bon du ma wax nag fan laa ko déggee mais dama ko dégg mu mës a wax ne que ne stress ak xalaat bu bari day yéegal suukar day joxe diabète
may laajte ndax loolu lu am la. waaw Sidiya loolu lu ñu seetlu la médecin bi am na lu mu wax benn part de vérité bu nekk ci lu mu wax du ñëpp nag du ko stressé rek da ngay am diabète dafa am ay personnes yoo xam ne du doon diabète boo xamante ne mën nañ ko tudd comme diabète de type 2 bi ñuy wax diabète transitoire lay doon maanaam diabète boo xam ne pour une période la dem yoonam ma jox la benn exemple mag personne âgée ñoom si ñoom sax lañ ko gën a seetlu personne âgée buñ ko waxee ne ko par exemple dañ la nar a hospitaliser da nga amee infection par exemple il faut ñu hospitaliser wala dañ la war a opérer yooyu dafay yóbbu seen fit dañuy stressé di xalaat opération bi ndax dinaa ci génn déjà man mag laa maa ngi fragile est-ce que opération bi dinaa ci génn wala ñu am benn infection wala ñu am AVC sax ñu ngi xalaat ne peut-être dee mu ngi ñëw dañuy xaw a stress boobu ñuy dundee stress métabolique boobu mën na tax seen suukar yokk mais nag yokkutu suukar boobu dañuy seetlu ne quelques semaines après bu événement boobu jàllee bu opération bi jàllee mu gis ne ça va tane na nga gis suukar bi day commencé di normal dem yoonam stress lii indi woon stress bi daal buñ gisee ne dem na rek suukar bi da ngay gis dafay am tendance normalisée donc nga déggee si ne loolu lu am la waaye lu si ëpp bokk situation bu transitoire la day am pour une période nii après dem yoon te loolu ci personne âgée lañ koy gën a gis ñun ñi nga xam ne si milieu boobu la ñu nekk. jërëjëf docteur Oumar Diop am na solo beneen bi sous question bi rek mooy kan moo war a jël insuline parce que déggoon naa sànq si nga koy wax si début bi que ni dafa am benn organe bi ñu naan pancréas moom mooy sécréter insuline maanaam nit ki bu consommer sucre bu bari pancréas boobu mooy sécréter insuline ba tax sucre mën a revenir à la normale donc. mais am na ñu nga xam ne seen sucre du ñëw à la normale maanaam foog ñu piquer leen insuline pour mu mën a normal ñu bëggoon xam yan genre de personne ñoo war a jël insuline. xam nga si début bi wax naa la ne am na ñoo xam ne xale la ñuy feeñal diabète. pancréas bi si boppam ñoom seen yaram ñooy yàq pancréas boobu. ba nga xam ne pancréas bi du mën a ci defar insuline kooku nag amul garab. ñu jox la ay garab yooyu naan nii. du tax sa suukar normal li mu manqué si yaramam rek li pancréas bi daan defar muy insuline loolu kese la mën a piqûre si yaramam pour suukaram mën a normal donc xale yi nga xam ne dañuy teel a feeñal diabète ñooñu en général insuline boobu dañ koy soxla pour mën a continuer dund parce que li seen yaram moo amul insuline donc il faut ñuy piqûre di def seen yaram insuline pour mën a fonctionner dafa mel ni oto rek oto bu amul carburant du daw il faut nga def carburant mu daw léegi nag am na si yeneen personnes yoo xamante ne début bi ay diabétique de type 2 la ñu woon maanaam bii gën a bëri ñu bindal leen ay garabu diabète ñu koy naan mais ñooñu mën nañ dem ba benn période te loolu sax moom moo ëpp diabétique yi en général képp ku si gudd fan lu si ëpp ci insuline boobu ngay mujj parce que c'est l'histoire naturelle du diabète da ngay dem ba benn instant pancréas boobu du mënati day sonn du defarati insuline yaa ngi doon naan ay garab yi di ko dimbali muy defar insuline mais di nga dem ba benn instant garab boo mënti naan tamit du defar insuline léegi bu boobaa nag il faut nag ngay piqûre nag yeggali piqûre pour nga mën a am jàmm léegi nag médecine day avancé mën na année yi di ñëw mën nañ fi découvrir loo xamante ne mën na tax tamit nit ñi duñ leen condamné ñuy jël insuline wala ñu defar ay techniques yoo xam ne piqûre du ci am te ñu bàyyi xel tamit ci benn aspect piqûre boobu ñu ci bëri dañu yaakaar ne ki nga xam ne diabètam dem na ba graaw ba indi ay complications moom mooy piqûre boo gisee sa nit ki dina jékki-jékki ne moom day léegi kii diabètam dafa graaw ba nga xam ne léegi day piqûre sax parce que jàppee nañ ne piqûre bi sanction la piqûre bi ki nga xam ne diabètam dafa graaw moo ko war a def te fekk du loolu médecin bi am na droit gisal la diabète tey te sa diabète tolluwul yenn toll yi mu bindal la insuline loolu mën na nekk parce que insuline mooy li gën ci traitement yi du lenn lu dul li nga manqué sa yaram rek ngay def sa yaram mooy carburant bi nga manqué loolu rek ngay def sa yaram donc médecin bi bu ko neexee sax yaa ngi door a feeñal diabète mu xool nga am préférence su insuline tamit mu bindal la insuline nga di ko jël ba pare mu lay xool nag di la encadrer ci loolu macha allah am na solo
ñu ngi ba tey seen émission rubrique santé bien-être rek dalal ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop di ñu waxtaanal tey wax dëgg yàlla si lu am solo muy diabète docteur Diop ñu ngi suñu cappaandaw émission sa dernier mot ak yan conseil ngay jox population bi. waaw surtout si période seddaay bi ñu nekk ndax on a tendance de découvrir que ne ñu bari si période seddaay bi seen taux de sucre day yéeg parce que. En général ñu am diabète dañuy soxla tàngoor. ñàkk boobu ñuy soxla mooy tax sax seen suukar di xaw a normal. mais période seddaay bi dañuy constater que ni seen suukar day yéeg tout le temps ñu bëggoon xam ban conseil nga siy joxe. waaw boobu sa bu ma ko naree détaillé dafay bëri mais nañ jàpp ne rek période seddaay. période seddaay ñi dañuy soxla calories yu bëri pour mën a xeex contre seddaay bi. ku ne calories yu bëri lekk bu bëri. donc lekk bu bëri bi. Si c'est pas fait de façon contrôlée mën na indi effectivement ay déséquilibre chez les diabétiques donc yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax conseil yi nga xamante ne moom laay terminer rek mooy nañ jàpp ne diabète ku ko amee àndandoo à vie la diabète du wér ku ne àndandoo à vie nag lii nga xamante ne mooy tax mu bañ la indil complication da nga ko war a def da nga ci war a taxaw balaa mu lay indil complication ñi nga xamante ne am nañ buñ def ñëpp sa laay wax ku am 40 ans 50 ans et plus del faral di xool di saytu sa yaram ndax amuloo jabet ku obèse amee yaram del faral di saytu di xool ndax amoo jabet koo xamante ne si kër gi wala si famille bi am na ñu si amee jabet yow it del bàyyi xel si sa bopp di def li ñu oowee des dépistages parce que loolu rek moo la si mën a génne bu loolu weesoo na ñuy bàyyiwaat xel bu baax ci alimentation bi di lekk lu sell moins salé moins sucré moins gras ba pare boole ci nag di tàggat yaram 30 minutes par jour wala lu ko ëpp de façon régulière mën na la aar ci feebar yu bëri bu dul diabète sax mën na la aar ci feebar yu bëri man conseil boobu laa amoon yu ma leen di apporter di leen wax ne yéen lañ fi nekkal ñun xëy na ñoo fi toog nii rek di wax waaye am nañ fi ay spécialistes yoo xamante ne ñooñu ci ëpp xam-xam fuuf ñooñu bu ngeen ñëwee dinañ ci waxtaan ak yéen bu ñu leen waree orienté ci ñoom ñu orienté leen ci ñoom. lépp lu leen jaaxal sax même bu ngeen amul diabète bëgg soxla sax ay questions sur le diabète. site baa ngi fi mën ngeen ci poser seeni questions directement. chaîne YouTube bi. dinaa ko saytu répondre leen. sinon mën ngeen ñëw tamit ci centre bi ñu toog waxtaan ak yéen xelal leen wax leen lan mooy alimentation équilibrée waxtaan ci yéen ngeen mën ko appliquer pour mucc ci yenn feebar yi. am na solo jërëjëf docteur Oumar Diop amee internet du centre de santé Annette Mbaye Derneville lii lañ leen andiloon tey ci seen émission bi ngeen xam ne mooy rubrique santé bien-être dalaloon rek suñu xarit bii di docteur Oumar Diop di wax ne que ne tey lim ñu développé ci diabète macha allah am na solo trop. di remercier rek képp koo xam ne rek yaa ngi suivre suñu émission ci suñu chaîne YouTube bi di centre de santé Annette Mbaye Derneville ak suñu compte réseaux sociaux yëpp LinkedIn Twitter Instagram bu mu ci mënti doon rek ba ci suñu site internet bi di centre de santé amd.sn ñu ngi leen di jaajëfal di remercier le secrétaire exécutif di Pape Birame Diouf le président du conseil de direction mooy monsieur le maire de la commune de Ouakam di monsieur Samba Bathily Diallo ak staffu Pape Birame bi yëpp di remercier tamit suñu invité tey bi nga xam ne moom mooy docteur Oumar Diop. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Et waay wér gi yaram ne leen wér wér le. Et waay wér gi yaram